retrouve ñoom ñëpp ils sont en mode télétravail Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu merci d'être resté chez toi fexeel ba bu kilo bi feeñ tey nëbbal rek yow nga wax ñu lu leer ci cas yi nga indi tey di ay sujets yu am solo balaa ñuy dem ci sportif yi puisque yow ñoo la gën a intéressé ñoom dañoo teel a yàqule ci coronavirus bi balaa crise bi di développé lu bëri annulé nañu ko ci wàllu tàggat yaram beaucoup de sportifs ont été positifs ont été testés positifs au Covid-19 y en a qui sont testés négatifs di nga ci ñëwaat léegi nii mais d'abord dafa may terme yoo xamante ni dañ koy dégg tout le temps ñun sax dañoo dem ba di ko utiliser et pourtant xamuñu exactement lu muy signifier et que am na ci yu am différence isolement quarantaine confinement qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes là Modou Ndiaye. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu bu baax téléspectateurs yu télévision Futur Média di wax ni loolu la ñu wax nañ gis ni tey am na njariñ te dina bokk ci xeex bi ñuy xeex wala gën a gindi askan wi ci feebar bi di coronavirus parce que depuis début pandémie bi mën nañu wax ne léegi désormais pandémie la ndaxte depuis 19 mars la ko OMS daal di jël dogal ne lii fi mu toll nii actuellement pandémie la dafa wër àddina léegi nag ay mots yi nga xamante ni dañ gis ni ñëpp ñu ngi koy utiliser actuellement nii te gis nañ ni ñu gën a mën a xam sens bi mu ci mel ni mooy confinement di isolement ak quarantaine looloo waral ñu jël seq waxtaan ak docteur Abdoulaye Bousso mi nga xamante ni mooy directeur des opérations d'urgence sanitaire bu ministère de la santé bi nga xamante ni dañ koy tàmm léegi di gis ci li nga xamante ni aussi mooy point de presse yi nga xam ni ministère de la santé da koy def mu indi ci ay leeral ci li nga xamante ni mooy notion yi di confinement isolement ak quarantaine bu tonton mag pare mën nañu dem déglu docteur Abdoulaye Bousso mu indi ci ay leeral joxe explication yi nga xamante ni ñun askan wi war nañ ko mën a jàpp ku ci nekk xam ni mot bu ci nekk dafa am place am ak lu nekk dafa am lu muy signifier surtout ci période yi. Allez, on l'écoute ensemble. man maa jiite service bi ñaan centre des opérations d'urgence sanitaire ci ministère bu yore wér-gu-yaram. isolement bu ñu ko jàppee ci effectivement ci benn nit la normalement c'est-à-dire bu ñu gisee koo xam ne dañu am xel ñaar ci moom ci benn wàllu jàngoro wala ñu xool ci suñu li ñu naan définition de cas c'est-à-dire si feebar bi gis nañ ni ci wàllu yu bëri ndiru na ku ko am kooku dañ ko war a jël ñu isolé ko mooy teg ko fenn foo xam ne du wàll ñi nga xam ne soit ñoo koy faj wala du wàllaat yeneen nit donc li ci am ci idée bi mooy ñu def nit ki foo xam ne du mën a wàll keneen donc isolement nag donc souvent benn nit la donc benn nit la ñuy jël dugal ko ci place yi benn néeg ñi koy faj jël jumtukaay yi nga xam ne moo war pour ñu mën ko defal prélèvement après ñu doog a xool nag est-ce que moom jàngoro bi ñu xalaat am na ko wala déet donc loolu mooy isolement. après nag ñi si dañuy utiliser li ñu naan confinement mun nañu wax ni presque dañuy topp confinement nag moo gën a ute confinement nag bu ñu koy def souvent c'est nit koo xam ne dañ koy bàyyi mën a nekk këram dina mën a nekk ci biir këram dina mën a jokkoo ay nit mais du fa génn mais confinement aussi dafa nekk loo xam ne du benn nit souvent dañuy confiner benn quartier nañ confiner benn dëkk comme aujourd'hui bu ñu xoolee Italie wala France dañ def confinement dañ ne ñëpp nañ toog seen kër loolu mooy confinement ñooñu dinañu mën di génn quand même di dem marché di dem mais nag dañu am ay autorisation yoo xam ne leen permettre ñu dem marché bu ñu bëggee dem pharmacie donc dina mën a génne di ñëw bi mujj bi nag mooy quarantaine quarantaine nag moo gën a métti parce que quarantaine souvent du benn nit la ñuy quarantaine ñi dañuy wax souvent nit ki dañ koy quarantaine mais du nit yi la ñuy quarantaine dañuy quarantaine ñu bëri la ñuy quarantaine doo soit dañuy jël benn kër ñu fa dëkk ñëpp ñu quarantaine leen ñu jël benn bateau ñu quarantaine ko comme actuellement am na benn bateau boo xam ne am na feebar bi mi ngi ci géeju Japon bi wala ñu quarantaine benn avion quarantaine bi mooy bu fekkee ci benn gox wala ci benn comme ci bateau ci benn avion moo am benn danger bu ci am c'est-à-dire ñu xalaat ne am na benn jàngoro bu ci nekk boo xam ne bu fa génnee mën na wàll ñeneen ñi dañ koy téye donc loolu mooy quarantaine te bu ñu leen téewee dafa am diir bu ñu leen di mettre en quarantaine diir boobu nag moom mooy diir bi nga xam ne mooy tolloog diiru feebar bi nga xam ne noonu lay génnee ci yaramu nit ki donc loolu mooy quarantaine donc mun nañ quarantaine bateau mun nañ quarantaine avion mun nañ quarantaine kër mais mun nañ quarantaine aussi dëkk comme actuellement aussi ci bu ñu xoolee ci Italie am na zone yoo xam ne dañuy quarantaine mooy kenn du fa dugg kenn du génn parce que bu ñu quarantaine kër kenn du dugg kenn du génn
donc du ñu leen may sax ñu génne dem naa la ñuy dem marché donc lépp li nga xam ne dañ ko soxla dañ leen koy indil ñi fay dugg rek mooy ñi nga xam ne ñooy faj ñëw xool seen wér-gu-yaram donc 40 ans. voilà donc baat yi la doon expliquer moom docteur Abdoulaye Bousso bu ministère de la santé et de l'action sociale yooyu yëpp c'est bon à savoir. waaw c'est bon à savoir Pape Cheikh surtout ci ni mu ko expliquer ni mu leeree ci kàllaama wolof mu leer yox na ko baat yi dañuy toppalante isolement la mën nañ ko def benn nit nga xamante ni aussi dañ koy jël teg ko ne maanaam isolé ko. confinement mën nañ ko def kenn ko nga xamante ni wala ñaar ñi nga xam dañuy des ci seen kër mais dinañ mën a dem di génn di doxi seen activité mais dañ koy limité quarantaine nag mooy gën a compliqué ndaxte moom mën nañ ko def kenn mën nañ ko def ñaar wala mën nañ ko def sax ab dëkk wala lu tolloog ci benn lu joxe exemple bi mu joxe mooy bateau mën nañ ko def di quarantaine te boobu mooy gën a compliqué ndaxte dañ lay contrôler bàyyi la xel bu baax a baax ngir bañ a gën a lawal li nga xamante ni mooy feebar bi Pape Cheikh ñu jàppoon ni mooy yi depuis pandémie bi dañ koy utiliser te gis nañ ni am na solo ñu gën koo expliquer suñu mbokku téléspectateurs yi ngir ñu gën a mën a xam actuellement fu situation yi mel yi toll mais tamit ñuy utiliser termes yi nga xamante ni wala notion yi nga xamante ni depuis début pandémie bi ñëpp ñu ngi koy utiliser mën nañ professionnel des médias yeeg ak ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram Pape Cheikh. Voilà, je pense que c'est très clair donc c'est des explications des réponses yu jëm ci yenn ci ay questions yoo xamante ni yéen a ngi koy laajte bi ci topp mooy suñu gaynde yi collecté nañu somme bu toll ci 91 millions pour seen xeex jëm ci coronavirus bi il paraît. waaw dajale nañu koppar bu ñu toll ndaxte gannaaw bañ doon joxe benn mën nañ ci wax Sadio Mané Diao Baldé Keita ku ci nekk yëkkati na sa li nga am nga yëkkati ko jox ko ministère de la santé. ngir mu mën a gën a ñoŋal doole bi nga xamante ni Sénégal mi ngi koy wut ngir xeex ak feebar bii di Covid 19. waaye ñoom ñëpp nag ñu gis ni dañu dajaloo jël ku ci nekk li nga am ñu dajale ko boole ko jël mu tolloog lu tolloog 91 millions de francs CFA. daal di koy yëkkati jox ko ministère de la santé loolu la ñu communiqué bu fédération sénégalaise bu football daal di jox ñun ñëpp ñu jot ko ngir ñu mën a xam ni gaynde yi dajale nañu koppar bu ñu toll xam ni situation bi actuellement moo ñu toll Sénégal moo soxla te Sénégal soxla mën nañu jàpp ni drapeau national bi moo soxla te ñoom yàgg nañu dem fu ne di représenter drapeau national bu ci mujj rek ci atum 2019 bi la ak final Coupe d'Afrique bi loolu waral ñu dajale koppar bi ñu toll daal di koy jox ministère de la santé ngir mu gën a amoon doole ngir xeexee lii di feebar bii di Covid 19. parce que man damay jël exemple souvent ci ñoom yaa ngi fàttaliku ba ñuy mujjee dem coupe du monde amoon na lu nu créé woon fii ci Sénégal tuddee ko ca kanam boobu nag ngir fàttaliku gaynde yi dañu ko jagleel ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci hôpitaux yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy personnel soignant bi ñoom daanaka ñooy suñuy gaynde donc ñoom suñu gaynde yooyu ci football bi nangu nañu joxe place u gaynde ñi nga xamante ni ñoo nekk ci hôpitaux yi parce que ca kanam lañ leen di wax donc ñoom ñëpp daal ku ci nekk dugal nga ci sa loxo ba li ñu joxe toll ci 91 millions c'est ça. oui 91 millions. super donc ñu ngi leen ci gërëm bu baax ñoom sunu gaynde yooyu et puis après quelques cas wax naa ko sànq yu ñu noté ci monde sport y a beaucoup de sportifs yoo xamante ni am nañu coronavirus bi dès le départ waaye am na ci ñeneen ñoo xamante ni amuñu ko dañ def nañu test yi négatif. voilà bari na ci actuellement ñi nga xamante ni mooy sportif yi muy ci côté football ak basket ñoom ñëpp ñu ngi leen ni seen club yi di leen exiger sax ñuy def test ndax situation bi fi mu toll la te actuellement nii sportif yu bari dañu leen confiné ñenn ñi ñu denc leen ñenn ñi sax déjà ci début li nga xamante ne mooy pandémie bi dañoo annoncé woon ci seen à travers les réseaux sociaux muy Facebook wala Twitter ku ci nekk génn ne moom dafa am feebar bii di coronavirus mën nañ ci gis ku ci mel ni Rudy Gobert ak ki nga xam ne mooy Christian Wood ñoom ñu nekk fële ca NBA nekk ci Utah Jazz ñoom dañu leen annoncé woon positif mais ñoom actuellement nii ku ci nekk génnaat na gannaaw ay quelques bés mën nañ tolloog fukki fan ku ci nekk génnaat na def bind ci réseaux sociaux yi daan ne actuellement nii amatuñu feebar bi maanaam dañu leen contrôler ñu négatif te loolu nekk na xibaar bu am solo bu nga xamante ni neex na lool sportif yi ku ci nekk yéen a ñi ngi bind ay message ngir soutenir leen gën leen encourager ci li nga xamante ni jafe-jafe yi nga xam ne génn nañ ko maanaam feebar bii di Covid 19 leneen li ci wàllu football la ak kii di Paulo Dybala moom mi nga xamante ni aussi ma nga fële ca Juventus nekk koo xamante ni ku ràññeeku lool ci championnat Italie bi surtout moom tamit ci li nga xamante ni jaaxaloon na àddina bi mu waxee ni moom dañ ko contrôlé woon positif mais actuellement nii génn na ci réseaux sociaux yi préciser que ni actuellement yëgatul dara waaye tamit def na benn interview bu mag ngir waxaat jaar-jaaram fi mu jaar ci feebar bi ak dund bi nga xam ne dund na ko ak feebar bi nekk na li nga xamante ni lu am solo la ngir gën a sensibiliser ndaxte ñoom actuellement dañ leen di jàppee comme ay porteurs de voix ñoo xam ne ñu ci bari dañ leen di suivre te bu ñu waxee ci feebar bi ñu ci bari fi ñu toll
nii dinañ gëm ni lii am na ndaxte ñii nga xamante ni naw nañ leen bëgg nañ leen dañ koy dund te ñoom am na fu ñu jaar ak feebar bi te loolu nekk na lu am solo ngir population mën nañu wax ni partout dans le monde gën a gëm ni lii lu am la muy feebar bi nga xamante ne nekk na feebar bu doy waar. jërëjëf merci Modou Ndiaye toog leen seen kër bu ñu leen soxlaa woo leen ñu ngi lay gërëm bu baax donc sportif yooyu nga wax ñoom ñëpp wér nañu génn ci li nga xamante ni moo di coronavirus bi merci pour ces infos je rappelle encore que lim baa ngi gën di yokku d'ailleurs on va en parler ak Thioro Mbar Ndiaye qu'on va retrouver chez elle aussi 11h29